ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw wax ci élection législative polum député yi ñu fas yéene amal bu neexee yàlla dimanche 31 juillet bii di ñëw te jamono ji ñu toll ci déposé dossier yi ba kuréel gi jaatu élection yi muy DGE direction générale des élections tàmbali segg waaye ci segg bi dafa am benn pàcc boo xamante ni instant bi moo jur coow muy wàllum parrainage ndax charte yi tënk élection yi moo ne bépp coalition buy déposé sa candidature nañ ci boole lu mu néew parrainage yu 34 580 électeurs wala gën kaa bari 55 327 signature doomi aadama yoo xamante ni ñoo la parrainé maanaam di soutenir sa candidature. boo jëlee par exemple Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi seen limu parrainage mat na ñu ci mel ni Gëm Sa Bopp mbaa sax Jàmmi Gox yi dañ leen di yéen matalu leen. coalition les serviteurs bu Pape Djibril Fall dañ leen ni manqué ngeen 2000 parrainage ñaari junni am ngeen ñaari fan ngir mottali ko. waaye benn dossier bi gën a jur polémique mooy bu waa Wallu Sénégal mën nañ ni waa PDS ñoom it dañoo war a mottali juróomi junni parrainage 5000 ndax nee nañ leen lu bari ci seeni parrainage baaxul. waaye lu tax seen cas gën a intéressé ñu bari mooy dafay yàqalaale waa coalition Yewwi Askan Wi ndax ñoom ñaar dañoo tuggoon benn alliance ci goxaat yi ba tax na tey éliminer ay liste Wallu Sénégal dafay éliminer waale Yewwi Askan Wi ci yenn gox yi. loolee ci naka nu mu demee dañ ci taxaw ndax bari na ay militants ci sympathisants yu xëy rek dégg lëkkaloo diggante Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ñeel élection législative yi ñëw te xamuñ nu mu demee. booy seet dafa bett sax ñu bari ndax xaaruñ ko woon mësuñ ko ruumandaat. léegi dañuy taxaw d'abord ci lu tax ñoom ñu def loolu dëgg la stratégie politique la daañu leen expliquer lan moo ci seen avantage ñoom waaye yan risque moo ci nekk itam surtout pour waa Yewwi Askan Wi ñoom ñi nga xam ni jamono ji bu pexey Macky Sall sottee dëkk yu bari ci Sénégal duñ fa présenter seeni liste yow militant wu Yewwi Askan Wi ñuy seetaan naroo voté wala keneen ngay obligé votel maanaam bu ñu moywul dañuy tomber ñoom ci seen propre piège. léegi calcul ak géopolitique bii la ñu leen bëgg a leeral pour que yenn militants ak sympathisants yi nga xamante ni actuellement seen bopp dafa jaxasoo ñu mën a xam li xew ak ci yan condition boo moywul la ñu nar a demee ci joŋante polum député yu dimanche 31 juillet 2022 bu pexey Macky Sall sottee. pour comprendre nag enjeu yi ak géopolitique bi ñu nekk di assister faaw nga xam d'abord naka la ñuy fale député yi fii ci Sénégal point bi dañ ci bëgg a taxaw tuuti leeral. assemblée nationale 165 députés ñoo fay nekk téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yi doomi aadama yoo xam ne ñoo war a teewal askan wi ci li ñu mën a dippee tey penc ma. ci 165 députés yi nag 112 yi téeméer ak fukk ak ñaar yi ci goxaat yi lañ koy tànnee 97 députés yu jóge ci département yi nekk Sénégal gépp ak 15 députés yu jóge ci diaspora bi sénégalais yi nekk bitim réew boo leen boolee muy 112 députés 53 yi des la ñu jëlee ci liste nationale yi fi ñuy investir mën nañu leader yi. moo tax élection yi ñëw xeex bi dëgg-dëgg ci goxaat yi la ndax non seulement li mu député yi fa la ëppee boo ko gañee daanaka yaay moom assemblée nationale waaye dafa am aussi lu ñu naan système raw gàddu. système raw gàddu mooy lan maanaam coalition bu gañee dëkk sàngam da ngay roñ mboolem député yu dëkk boobee war a am. ci misaal dañ leen di jox benn exemple département bu ci mel ni Dakar dafay am 7 députés yu ko war a teewal assemblée nationale. léegi coalition bu fexe ba gagné département bu Dakar député yépp yaa leen di moom amul coalition bii moo jël deuxième wala kii moo jël troisième ku jiitu 7 députés yépp ci sa coalition la ñuy bàyyeekoo lii mooy système bu raw gàddu. léegi ak système bii nii plus que opposition bi tasaaroo plus que parti au pouvoir lay arrangé lu tax dañ leen di joxaat beneen exemple. beneen misaal maanaam ñu ne département bu Louga dafay am juróom benn député yu koy teewal assemblée nationale léegi pour tànn leen 1000 personnes exemple dong la ñooy voté léegi ci 1000 électeurs yi 400 votel Benno Bokk Yaakaar 250 votel Yewwi Askan Wi yeneen 250 votel Wallu Sénégal yeneen 100 yi des votel yeneen liste opposants yi présenté wu. pourtant bu ñu xoolee résultat globaux yi ñiy votel opposition bi moo ëpp fuuf ndax boo leen boolee toll nañ ci 600 électeurs Benno Bokk Yaakaar am 400 voix mais lu tax Benno mooy raw parce que voix opposition bi dafa tasaaroo ñii dañoo jaar fii ñi la jaar nee
tasaaroo boobee nag mooy tax Benno jiitu su ko defee moo jël juróom-benn député yu Louga yépp te boo xoolee lépp ci askanu Louga ànduñoo ak Benno Bokk Yaakaar voté luñ leen. alors qu'il suffit que ñaari grande coalition boole seeni doole am 500 voix Benno am 400 voix su ko defee ñoom ñooy raw gàddu opposition bi jël juróom-benn député yu Louga yi. nii la élection législative bi fonctionné lii mooy système raw gàddu. ba tax na waa Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ngir nee nañ moytu yu ni mel ci goxe goxaat yi dañu teg benn deal politique benn déggoo ci yenn goxe goxaat yi loolee nu muy demee ci li ñu ñëw. ci seen alliance bi dañ ne entre Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ku ci nekk dafay xool fan nga rawee sa morom ci goxe goxaat yi bu ñu sukkandikoo ci élection locale yi weesu. su ko defee gox bu ne nga bàyyi kala fa rawoon jiitu maanaam samp listam ñeel élection falum député yi ñëw. maanaam département bu Ziguinchor Yewwi Askan Wi moo fa gañe woon léegi bu ñu déposé liste ngir tabb député yi foofee coalition Wallu Sénégal du présenter listam Ziguinchor dañuy wax seeni militant ñu doole liste Yewwi Askan Wi. nga jël département bu Diourbel local yi weesu Wallu Sénégal moo fa jiitu woon léegi législative yi ñëw Yewwi Askan Wi du fa présenté wu dañuy retiré wu doole liste Wallu Sénégal donte ci biir liste bi mën nga faa fekk ay membres Yewwi Askan Wi mais ci couleur Wallu Sénégal yi nga xamante ni ñooy jiitu ak seeni membres. donc lii moo tax bërkaat yi démb ba ñu déposé dossier de candidature yi ca bureau DGE ñaari coalition yi muy Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi présenté wuñu seeni liste ci yenn dëkk yi ndax ku ci nekk da ngaa bàyyi sa morom jiitu foofu noonu. par exemple département yu mel ni Pikine Diourbel Mbacké Guinguinéo Foundiougne Nioro Kébémer Bakel Kanel ak yeneen jamono gi ñuy wax ak yéen Yewwi Askan Wi présenté wu fa liste dañoo bàyyi Wallu Sénégal présenté fa seeni liste. donc bu Wallu Sénégal daanoo maanaam ñu rejeté seeni candidature ci gox yee ñu leen limal ñoom itam Yewwi Askan Wi dañuy daanu ba xalanguwaan ak ñoom seeni militant duñu leen mën a votel Macky mooy ñëw roñ mboolem député fa nekk toog di leen seetaan lii moo nekk di xew actuellement. léegi nag suñu jàngat ci situation bi mooy opposition bi da doon tenter bett Macky Sall bu ngeen gisee alliance bi ñu bari bañ ko yëgee dañu am surprise ndax kenn xaaru ko woon bu jàllee stratégie payante lay doon politiquement nag moo tax ñuy wax Macky dafay ñàkk département yu baree bari ak stratégie bi mais c'était sans compter li Macky Sall capable ak politique li mu ko jaral. ce n'est pas pour rien mu dem jël ay maire yu baree bari yoo xamante ni Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal la ñu bokkoon ñu transhumé parce que dafa bëgg a dooleel boppam ci goxe goxaat yi. ce n'est pas pour rien mu jël itam parrainage teg ci bakkanam ay CEDEAO ne ko bàyyi lii mu lànk ne sama yoon newul ci seen i ndigal parce que instrument bu efficace la pour moom ngir décider lu ko neex ci langue politique bu Sénégal saa yu sentiree ni ay intérêt mi ngi menacé wu. déjà dafa am loo xamante ni nañu d'accord ñun ñëpp ni xel mënu koo nangu mënul nekk Wallu Sénégal mi nga xam ni ay téeméeri junni voix la amoon ci élection locale yi weesu ay centaine de milliers d'électeurs ñoo ko voteeloon ay weer ci ginnaaw ñu ne tey coalition boobilee mënul dajale 35 000 parrainage am na yoo xam ni c'est impossible xel mënu koo nangu. mais Macky gannaaw ba mu comprendre seen stratégie xam ne ni bu éliminer Wallu Sénégal mooy dafay éliminer waale d'office Yewwi Askan Wi ci gox yu baree bari ci Sénégal ndax dañoo retiré wu foofu noonu bàyyi Wallu Sénégal jiitu. bu jàllee nag lii bu jàllee côté Yewwi Askan Wi dina métti lool ci ñoom te bu loolu amee itam nañu assumer ndax risque yu rëy rëy la ñu jël ku wax risque nag wax gagné wala perte. déjà ñu bari ci seen militants yi sympathisants xamuñu woon lan moo newoon ci ginnaaw déggoo bi doxoon seen diggante ak Wallu Sénégal xamuñu ndax coalition la wala alliance ñu bari dañoo réeroon communiqué wuñ ci leeraluñ ci affaire yi dafa xëy rek daanu seen kaw am na ñoo xam ne buñ ne woon élection yi suba la daañu dem seeni bureau de vote duñ fa fekk liste coalition bi ñu bëgg a votel te duñu xam lan moo xew. alors que Wallu Sénégal ak Yewwi Askan Wi ñoo déggoo pour ku ne bàyyi sa morom retiré wu ci yenn gox yi. dëgg la Macky Sall ak assemblée bii nga xam ni bokk na ci assemblée yi gën a yées ci histoire politique bu Sénégal booloo def benn say mooy tax ñu jëlee leen fi mais lépp nay leer na dul lu fluide ba Sénégalais bi namm changement bañ a am benn jeexi jaaxa ci xelam buy dem vote ji du am xel ñaar ci choix bi muy def lii nañ ci bàyyi xel.
kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.